asalaamaaleykum mbokki patriote yi gars yi ñu ngi ziar ñëpp di béggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan Sénégal yàlla defal ñu jàmm may ñu kooru jàmm aaral ñu suñu président Ousmane Sonko ak mbokki patriote yëpp. Bon gars yi vite fait aujourd'hui je vais parler de franchement d'un certain moment Babacar Touré Kewoulo il m'inquiète. Certains me diront que la moo tax mënoo ko woo wax ko mais c'est un constat boo xam ne ñu bëri dañ ko def. Quand je vais le dire d'une manière publique su ma waree wax dara amul ku may woo di wax man j'ai pas de relation avec aucun activiste li ma war a wax dama koy wax mooy sama constat en tant que un auditeur pas en tant que quelqu'un qui fait des vidéos wala en tant qu'un activiste mais en tant que quelqu'un kuy déglu tey damay su ma analyser la ligne de conduite de Babacar Kewoulo pour man y a une raison de s'inquiéter nit ku nekk nag li nga mérité dañ la koy jox à ta juste valeur te patriote yi loo leen mënti waxal ñu gore lañ loo leen ji ñu fay la ko Guy Marius Sagna exemple la ci Abdou Karim Gueye bu mu feebaree exemple la ci Ndeye Khady Ndiaye li mu def donte boppam la ko def ndax dëgg warul doon exception maanaam c'est une cour normale de la chose dëgg kon Babacar Touré on l'a salué à sa juste valeur ci implication bi nga xam ne impliqué na ko ci dossier Adji Sarr Sweet Beauté mais tey dafa am ligne de conduite boo xam ne dafa am Babacar Touré dafa génn def deux sorties yoo xam ne lépp am na ci droit mais am nañ droit commenter ko démb dama dégg sax mu ne dafa def sacrifice ñëw Sénégal bi muy ñëw 70 € la yoroon mu ñëw tay la bakkanam tay la léppam pour Sénégal au moment où tu crois tout savoir tu te plantes wala au moment où tu crois que tu t'es sacrifié da ngay xool ñi nga xam ni ils ont perdu leur vie d'une manière inexplicite d'une manière boo xam ni kenn mënu ko expliquer tey je dis que amul kenn ku fi def sacrifice boo xam ni keneen nga ko defal ku dul sa bopp ndax Sénégal ñoo ko bokk loo sacrifier sa dund rek ñun sacrifier nañ ko ci te pourtant suñ la ëppale wuñu loolu xam naa ëppale wuñu gënoo ñu dund dàqoo ñu am ëppoo ñu sax koom mais yàlla def nga ni journaliste boo xam ne nit ñëpp d'accord nañu jàmbaar nga je dis que tu es compétent tu es cohérent mais tu n'es pas pertinent loolu laa gëm loolu laa gis parce que tey àdduna loo gis rek ligne de conduite la nit lu muy kii rek dafa projeté teg ligne am di ci dox da nga ni Ousmane Sonko dafa génn temps waxoon naa ci wax ni ñi nga xam ne ñëpp ñoo causé la mort de 14 personnes yàq ay biens publics teg complot boo xam ni ça a découlé des manifestations où les conséquences étaient vraiment irréparables ñooñu ñëpp ils vont pourrir en prison loolu waxin la mais ku ci nekk li nga xam ne def nga ko di nga ko fay et tu vas purger ta peine loolooy dëgg nga ne nag Ousmane Sonko bu excusé wu loolu nga génn wax parce que warul wax loolu parce que sénégalais duñ ko baal parce que day mel ni Macky Sall bi mu ñëwee ibbi CREI ma lay wax ni je vais répondre ça vite fait ci loolu parce que loolu dafa ma metti ba léegi tey manque de sanction moo tax tey ndaw si dee démb ci maternité bi ëmb 9 mois looloo tax mu ñàkk bakkanam manque d'évaluation et manque de sanction moo tax tey Cheikh Niass mii ñëw vacances police ñu rey ko te mujjul fenn l'étudiant Balla Gaye manque d'évaluation et de sanction et d'enquête sérieux moom moo tax mu tey bi mu dee ba léegi amul lenn manque de sanction et d'évaluation moo tax booy Cheikh Diogo ñi nga xam ni 14 personnes yi dee yëpp loolu moo tax tey ñu dee c'est-à-dire que affaire bi logique la topp di continuer di dem amul sanction amul enquête bu sérieuse ba tey ñu yegg si fii ba ay nit di dee chaque jour au moment où je te parle Babacar Touré Kewoulo y a des personnes qui meurent Sénégal nag soo waxee li nga xalaat ñu ne la waaw non waroo wax li defoon naa fi benn vidéo wax ni Sénégal soxlaatul ay jàkka ak ay juma li ñu soxla mooy ay hôpital li ñu soxla mooy fu nit ñi jàngee surtout hôpital parce que juma joo fi dem jàkka joo fi dem du fees te hôpital yaa ngi fees dell bay tuuru da ngay ñëw ñu lalal la basañ ci couloir ngay xaar
da ngay gis nit ñëw am fracture ouverte ñu koy xaarloo su amul 200 000 kenn du ko faj. kon mbir yaa ngoog loolu la Ousmane Sonko di xeex Ousmane Sonko li muy xeex mooy li nga xam ne Abdou Diouf nëppal na ko Senghor, li nga xam ne Ablaye Wade nëppal na ko Abdou Diouf, ak li nga xam ni Macky Sall nëppal na ko Ablaye Wade, ak li nga xam ni keneen ki war a ñëw nar na kaa nëppal Macky Sall et la population en tout ça. maa ngi déglu benn vidéo sànq waa ji nee na néew su deewee wala nit feebar dañ koy boot néew bi dañ koy boot ci moto Jakarta pour yóbbu ko dans un pays boo xam ni ñu ngi train de vie de l'État. Macky Sall jabar ji jamaa rek lay tax ay saag yoo xam ne ay 30 millions lay jar doomu Macky Sall oto bu muy dawal du ma ko dawal doomu Mansour Faye ngi nii te loolu day ngi feeñ li nëbbu gis nga doomu Mansour Faye fermam boobu mu yor mu ne am na 50 têtes de non 50 têtes de bœuf mais nag Hollande minimum ça coûte 15 millions benn bu nekk day yegg ay 20 000 et quelques euros soo seeree 50 bu nekk minimum 15 millions ñaata la fan la ko liggéeyee pendant ce temps xaalis boobu noonu Mansour Faye jël ko jox ko doomam ay ñoom seen doom yi koo ci gis luxe bu muy dund c'est extraordinaire seeni doom yi ak seen jabar du ñu néew si hôpital yi kon loolu la Ousmane Sonko di xeex moo tax nit bala nga wax ne da nga koy xaar Ousmane Sonko sanction yooyu lay wax suñu sanctionné kenn dootu ko def li ñuy xeex Ousmane Sonko li muy xeex ni ñun ñu koy xeex du pour Macky Sall mais pour sax Ousmane Sonko la ëllëg ku fi toog di nga xam li nga war a def. beneen bi nga ne général Moussa Fall bokkul ci complot ndax su ci bokkoon day gën a set nga joxe sa version complot bi ni mu waroon tëddee su fekkoon gendarmerie si bokk nee nga kon gendarmerie day encercler kër gi Adji Sarr su ñu viol na ni Malek ñu dugg jàpp Ousmane Sonko mais loolu moo gën a flagrant boobaa affaire bi day farankulaay gendarmerie fan la nekkoon ba encercler kii xanaa loolu mooy gendarmerie dañoo ñëw Adji Sarr demal ñu violer nga ñëw amul benn prévention kon y a rien de préventif nan la gendarmerie ñëwee Ndeye Khady Ndiaye boobaa lan lay témoigner gendarmerie day ñëw jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko ñu indi Ndeye Khady Ndiaye boobaa danaan c'est pas vrai te dañ naan gendarmerie lu mu fa doon wut loolu ce sera un complot d'État qui est passible à une peine pour haute trahison c'est pas intelligent li ngay wax li ñu mënoon def tey li ñuy wax ni mooy citoyen lambda moo porté plainte beneen citoyen parce que bi ñuy def lii nii pour ñoom da doon réussir parce que yàlla suñu borom comploteurs yi gën a mag suñu tegee dara ay cuune la ñuy doon Ousmane Sonko yàlla suñu borom moo ko teg loxo kon amul sacrifice boo def bu nit ñi deful nit nag c'est désolant nit dem bay toog naan sacrifice yi ma def wala bay toog naan damay démissionner général Moussa Fall mais ñi nga xam ne ay collègues am la ñun ñoo xam dañuy woo di ñu wax kan mooy général Moussa Fall ñu xam lu bëri yow nga ne général Moussa Fall moo la formé bokk ci nga dédouané ko te pourtant Ousmane Sonko moo la gën a xam li ci dossier bi fop moo la ko gën a xam fop des fois nga wax loo xam tegul fenn damay xam ne man lii du dëgg mais damay xam ne ñëpp ay def erreur mais soo toogee yaakaar ni nag franchement yow tu sers au parti yow da ngay servir patriotisme mais patriotisme servir da ngay nax sa bopp parce que tu vis de ta chaîne man j'ai une chaîne YouTube je sais une chaîne YouTube comment ça marche ban activité ngay def bu dul li ngay def nii avant affaire Ndeye Khady Ndiaye Sweet Beauté mais sa audience melu woon ni kon patriotes yi gàcce ngaalaamaa ñoom képp koo xam ne wax na loo xam ne day jariñ Sénégal nga impartial ci nga nekk ci côté dëgg dañ la koy rendre duñ la mus a bàyyi nga jël kaaw Guy Marius Sagna kaaw léegi nag logique bi mooy man pour man yaa ngi topp sa logique mun naa juum nag mais nee nga Ousmane Sonko li mu def erreur na excusé wu c'est ce que tu as dit nee nga général Moussa Fall moo la yar ni nga ko xamee moom bokk ci te leer nañ ñun bokk na ci te ñi mu ci bokkee ñun ñëpp xam nañ ko parce que Mamour Diallo mënul interrompre une enquête en cours de la gendarmerie Mamour Diallo mënul mobiliser BIP c'est-à-dire que li mu ci bokkee mais gendarmerie Moussa Fall mooy général avant mu koy doon tamit il avait des décisions kon li ñuy wax li Ousmane Sonko wax da kaa xam da nga démentir dara te tegoo ci dara da nga ni fii ki nga xam
est-ce que moo la yar non su fekkoon bokk na ci lii ak lii ak lii loolu c'est pas nu mu tudd c'est pas pertinent nee nga da ngay démissionner parce que nit ñi li laa lee jàppal bàyyi li am ba dëgg mooy c'est Mollah Morgun qui te dérange man loolu laa gëm Mollah te dérange parce que Mollah Morgun li mu mel ni yàllaa ko def il est naturel maanaam il est consistant par rapport ak dossier yi ñu ko jox mu koy traité et il met la manière pour nit ñi dégg ko mooy Mollah audience bi mu am kenn amu ko fi mais c'est désolant et c'est regrettable yenn activistes yi wala yenn journalistes di tirer ci Mollah Morgun parce que lan Sénégal ñi ngi koy déglu yàlla moo ko def yàlla moo def loolu kenn mënu ci dara loolu su la poussé nga ne da ngay bàyyi mais bàyyil ku mu neex na bàyyi léegi nag koo xam ne da nga nekkoon ci combat ba bëgg a bàyyi jarul nga ñuy tàggu te war naa si yàlla Babacar Kew bàyyiwul ji suba ginnaaw soo di ngeen ko def mu def vidéo kon ça veut dire que il faut arrêter ça ñun ñëpp ñoo nekk ci combat bi ñun ñëpp ñooy sacrifier ay mbir ku nekk am nga sacrifice boo def mais sacrifice boobu ëppul gënul féete kaw sacrifice Ousmane Sonko def pour Sénégal tey la liggéeyam tey la bakkanam salaire sax bugg ko ci pour lekk Sénégal dox kon kooku tey soo toogee nga naan il doit retirer ce qu'il a dit wala li a laissé de mauvaise foi léegi nag nee nga da ngay bàyyi loolu ça te concerne mais suñu sañoon nga continuer li nga doon liggéey en toute objectivité nga bañ benn forme de chantage possible parce que tey Ousmane Sonko bi muy doon débuté xamula man xawma la Ousmane Sonko bi nit ñi di combattre ñi ñoom ñi koy jàppale ci suuf te yéeguñu leen sax mu ëpp ñi nga xam ne ñu ngi wej-weji ñun ñii di wax am na ñoo xam ne ñoo ñu gën a dëgg fop ci Ousmane Sonko fi mu yegg nii du yow dossier Ndeye Khady Ndiaye nga amee sa audience bi nit ñi di la ci déglu parce que def nga ci liggéey bu am solo mais il faut pas abuser parce que nous tous on comprend nous comprenons ce qui se passe léegi nag yaa ngi topp benn logique dem nee nga Macky Sall bëggoo doon ministre mais su la wooyee bëgg nga doon conseiller mais demal doon conseiller peut-être li nga koy conseiller mun na jariñ askan bi ku nekk li nga bëgg dañ la ci jàppale dañ la ci wax bon vent mais quant à nag affaire ay chantage bi jàppal bàyyil damay kii loolu on va pas accepter te Mollah Morgun s'il te dérange da ngay sonn Mollah Morgun ni mu mel yàllaa ko def Mollah Morgun ni muy véhiculer ay information les gens bëgg nañ ko man mun na ma déranger ci certaines formes mais jàmbaar la li mu wax nii yëpp yow sañoo ko wax parce que yaa ngi koy wax la responsabilité pénale bi nga am Mollah Morgun n'est pas régi par cette même responsabilité mun na wax affaire yi nu mu ko neexee te Mollah Morgun li mu tay la ci bakkanam gars yi suñ ko jàppee dañ koy rendi kon Sénégal noonu la demee kon nañu gën a delloo si waat suñu xel xam ni xeex bi bu nit toog ba yaakaar ni da ngaa def lu kenn deful yaa ngi nax sa bopp fii pour man journaliste bi fi gën a cohérent bi fi gën a consistant bi fi gën a compétent boobu ba léegi mosuñu gis mu wàcc sa ligne de conduite mooy Pape Alé Niang peut-être ak certains journalistes de Walf ay nu mu tëddee Moustapha Diop je le connais biñ ko xamee ba léegi musul wàcc yoonam te ay Moustapha Diop lu nekk proposé nañ la ko nee nga gars yi dañ la proposé ay affaire mais da nga bañ mais gëmuma loolu on croit pas à ça ñun gëmuñu loolu li ñu gëm mooy yaa ngi nekk ci xeex bi bul ñu kii parce que nag tu parles trop de toi surtout Ndiaye laa xaw ma surtout Soundiata Keita affaire yooyu loolu ça nous intéresse pas def naa lii bi kii bi amee fële dossier boobu man maa dem fii ça nous intéresse pas kenn musul dégg Pape Alé Niang naan surtout diw laa wala surtout diw laa wala maa def wala sa Pape Alé Niang lenn rek lay wax Macky Sall joxoon naa ko temps d'antenne boo xam ne su ko bëggoon dina fay lu bëri ma permettre ko Pape Alé Niang li fal Macky Sall si la bokk lu ne proposé nañ ko ay millions et millions ay conseil présidentiel proposé nañ ko Pape Alé Niang ne soxlawuma koo koy jàmbaar yow nag dafa goos lu ñu la naan jàmbaar donte on reconnaît ton engagement Moustapha Diop jàmbaar lu nekk proposé nañ ko Moustapha Diop bu Walf kon mi ngi noonu loolu laa amoon ci lu may wax les personnes peuvent l'interpréter comme ils veulent mais li ma wax dafa nekk suma xol te dama jàpp ni jalousie baaxul Mollah Morgun ni mu mel yàlla ko def Mollah Morgun bi muy xeexoo pour man Mollah Morgun li mu front yi mu dem yow nekkoo fa woon Mollah Morgun bi muy dem si ay manifestation ñu koy jàpp di leen di ko tëj boobu fekku la fi kon jàmbaara nangul ko li mu doon lépp sa frustration yëpp Mollah Morgun la Mollah Morgun il passe
voilà desatu day nekk ci leneen day traité dossier bi nekk ci leneen kon ne ni mu doon def ñu koy seetaan di ko bëggee comme ni ñu bëggee ñëpp kon loolu laa amoon ci lu may wax gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp weeru kooru jàmm wa salaam